asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte dellu si waat fii ci ëttu RTV Africa ci émission bi nga xam ne moom lañ leen indil saa su ne mu tudd Diaspora African TV show mbokk yi tey nag ñu am mbégte dalal fii ay kàngam dalal fii ñi nga xam ne communauté bi moo leen tax a jóg dalal fii ñi nga xam ne ay doomu Sénégal lañu dalal fi ñi nga xam ne bu ñuy compter ci ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci communauté DMV rawatina communauté sénégalaise bi wala sénégambienne bi du ñu génn ci lu ne. taxaw fu xotteeku ñi ñëw lu doxul ñu doxal lu manqué ñi mottali ñooñu nag ñooy ñan ñoo ñi nga xam ne tamit ci wàllu communication ak wàllu rajo ñoo fa toogal ñi nga xam ne ñooy communauté sénégalaise bi communauté sénégambienne bi rawatina ci yenn kuréel yi nga xam ne Afrique bi yëpp la ëmb ànd ak seeni ay nawle di wax li nga xam ne mooy développement di wax li nga xam ne moo mën a jëmale communauté bi ci kanam. waaye nag bu ñuy wax jëmale communauté ci kanam développement ak yooyu yëpp dafa am li nga xam ne mënul ñàkk ci loolu mooy lan mooy communication nag bu ñu ko déggee mooy wax tànn wala Njaay nee na wax tànn wax xool lu gën ñu tànn ci génne seppi segg yóbbu mu dox kon ñooñu nag mi ki nga xam ne sama am di jàmm la sama nawle la sama lépp la mon ami mon frère sëñ Mody Ndiaye Mody ñu ngi lay ziare di am mbégte dalal la fii dañ la doon dégg ci rajo bi rajo DMV alias rajo Malick tey nag c'est le transfert de la radio vers la télé RTV Africa d'autant plus que ñu ngi ci vacances par rapport ak rajo bi ñu bàyyi la nga nuyu mbokk téléspectateurs yi et puis soog a dugg ci waxtaan bi. jaajëf sëñ Ben ñu ngi lay nuyu di la ziar et puis di am mbégte ak contentement. di ñëw fii teew si ëttu rajo maa ngi wax rajo. rajo tàmm RTV Africa donc di nuyu suñu auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu seetaan. donc xam naa damay bàyyi boobu ba si kanam. jërëjëf tamit. jërëjëf ñu ànd ci ak ki nga xam ne mooy moom ngeen di dégg ci rajo bi ñu naan ko sëñ Lapa léeg-léeg mu yuuxu sonal Marie-Louise ba bëgg a dee sëñ Lapa ñu ngi lay ziar gars yi xamuloon Lapa kii mooy Lapa. ñu delloo ziar benn di la bëggee di nuyu tamit Ndiaye la maire Mody di nuyu auditeurs yëpp di si am mbégte lool macha allah ñëw fii ci rajo RTV télévision RTV rajo bi moom lañ tàmm rek moom la ñuy wax à chaque fois. donc mi ngi noonu ñëw fii ci télé RTV Africa ak di dalal aussi bu baax Souleymane. donc ñu ngi nuyu ñëpp di am mbégte daje fii encore pour mun a waxtaan ak auditeurs yi. ak téléspectateurs yi comme ñu ngi koy defee saa su ne. jërëjëf di leen wax ni rajo bi di ngeen si daan dégg kii nga xam ne mooy wuyoo ci turu Marie-Louise Sissoko waroon na fi toog tey bay jaam bi ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam instant yi mu ngi ci jaww ji dafa tukki woon nag moom waroon na fi teel a yegg si mais dafa accusé dafa raté volam ba tax na xam naa bu ñu fekkee ci biir émission bi na teew sinon xam naa ni du fi mën a teew ci kàttan yàlla ñi ngi jaar tamit ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ci ñun ci rajo bi mooy ku mel ni imam Pambo ku mel ni soxna Mariane Fall ñoom Tata Edis ñoom tonton Mansour Ndiaye ak ñoom Moustapha Diop ñoom ñëpp nga xam ne yàgg nañu ànd ak ñoom ci rajo bi ak ñeneen ku lim fàtte ñi ngi leen di jaajëf ñoom ñëpp panélistes yi ak invité yi nga xam ne dañ jàpp ci rajo bi ngir soxali et puis doxal li nga xam ne mooy communauté bi di wax nag communication dafa am solo mbokk yi ñu fas yéene nag tey waxtaan ci loolu ci communauté bi nu muy doxee communauté ni mu war a doxee événement yi fi jot a am activités yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ñu ngi koy dëkkmal fii ak ci kanam ak yooyu yëpp waxtaanee ko fii ndax defe naa tamit bu ñuy laaj ba wala bëgg a wax ci yooyu mënuñu weesu ci loolu su ko defee nag dañuy dem rek wax leen nii nañ tijji line bi bu ci kanamee ku ci bëgg intervenir rek mën na woote ci 202 492 93 48 di ci woo ñoom imam ñoom Tata Elise ak ñoom Tata Mariane ñëpp buñ ci mënee woote rek am luñ ciy wax donte neewuñu ci rajo mais mën nañu dugg am nañ possibilité boobu wax ci tuuti ci li nga xam ne mooy émission bi beneen bi balaa ñuy jox kàddu ki nga xam ne mooy Mody Ndiaye dinañ fàttali ni communauté bi sëñ Mody communauté sénégalaise bi wala sénégal bi nu mu bindoo gis nañ fi am na ay composantes yu bëri ay associations yu bëri ñoo ko ŋànk lu mel ne ay ITFA ay fondation Xaadimu Rasuul mun ngeen ñu limal tuuti association kuréelu diine yooyu
këru diine yi ak këru aada yi ak këru li nga xam ne mooy association yi nga xam ne ñoo ŋànk fii bokk ndey ak baay di liggéey di doxal li nga xam ne mooy communauté bi. waaw comme ni nga ko waxee rek association yi fii nekk bëri nañu donc damay commencer ci ITFA. mooy association Islamic Tijaniya Foundation. am na kii mooy bu murid bi bu Xaadim Rasool. fondation Xaadim Rasool North America. ensuite tamit am na defe naa ñaseen yi tamit am nañ fi benn fondation benn daayira bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy doxal. waa Cheikh Oumar Foutiyou Taal aussi am nañ fi tamit. ak ñoom sëñ Mansour. mooy coalition gambien yi ak sénégalais yi. donc affaire yi daal. Anifia tamit mu ngi fii donc bëri nañ fii donc si communauté bi. waaw et puis ku si nekk yaa ngi béy sa waar. mu am yeneen association socio-culturelle yu mel ni. waaw pour mottali rek benn ci lu mu fi muy daanalee mooy association catholique yi. association religieuse la tamit. waaw and then ñu mun a enchaîner tuuti ci association culturelle yi mooy maanaam association bi ñu nekk nii muy DMV. di Team Sénégal. moom lañ ko gën a xamee man ci laa dëkk sax moom lay wax ba léegi. and then association Casamance bi mi ngi fii aussi. Alpulaar yi ñu ngi fii. donc Foana mi ngi fii bëri nañu. Banque mondiale ñoom ñëpp ñu ngi fii di yënguti te ñëpp benn la Sénégal bii laa ba léegi. ñoo ciy yënguti di ngay gis ku yëngu fii di yëngu fee parce que bon ku si nekk am nga sa diine boo bokk boo par donc di nga ci yëngu mais terewul tamit sa culture ci la bokk sa àndandoog say am di jàmm. ngeen ànd wala sa background. wala moo xam kii la sa culture. wala sa ethnique lu mu ci munti doon ngeen ànd bokk nekk benn te du tere tamit ngeen ànd. dëgg la boole ci wax ni tamit politiciens yi ñu ngi ci biir. waaw Sénégal yi nga xam ne ñu ngi yóbbu ci parti yi ak yooyu dinañ ci dellusiwaat ci législative yi nga xam ne weesu nañ ko kon léegi communication am na lu bëri lu muy wund. yéen ngeen nank communication rawatina rajo bi. wax nañu rajo bi lan la mën a indil communauté bi ak lan la koy indil. voilà communication bu ñu koy wax dafa yaatu. dafay yaatu parce que dafay dooree ci sa kër. yaak sa njaboot. ak sa soxna. ñu may nuyu sama jabar au passage Mado. di ko gërëm. parce que ñoom bu ñu leen bàyyiwul bu ñu bàyyiwul ñu doxal kon du ñu dem. dëgg la foog ñu permettre ñu mën a dugg ci communauté bi mën ci yëngu. ba tax na rajo bi. dafa laaj temps bu bëri la laaj parce que dafa laaj préparation. ñu ngi la ciy remercier yow parce que li ci ëpp yaa koy def préparation bi li ci ëpp yaa koy def ñun dañuy jot bagage yi rek ñëw enchaîner. donc bu ñu demee ci rajo bi c'est pour mën a communiquer ak communauté bi. parce que du yomb parce que xam nga li ñu ko fi lim léegi association yi bu si nekk am nga sa méthode de communication. ku si nekk yaa ngi def email sa groupe WhatsApp. ñu ngi envoyé ay messages ak yooyu. mais when it comes to picc bu mag bi. pour que ñëpp mën ci jotandoo. ñu rajo bi dañu féetewoo. di ko def chaque samedi. 8h ak 11h fu mu ñu munti fekk ci lu ñu munti nekk tamit dañuy connecté suñu mënul daw dem studio. dañuy wax suñu technicien bi Midou ñu ngi koy nuyu. waaw mu connecté ñu ndeysaan. moom du dem fenn ndeysaan tout le temps mi ngi si studio bi mu connecté ñu. ak suñu téléphone yi comme xarale yu bees yi léegi lépp lay def. ñu commencé ubbi rajo bi nekk ci. donc communication boobu moom la ñu féetewoo ñun nga xam ne moom lañ jëm ci communauté bi pour ñëpp mun si jot. dëgg la waaye Mory lan moo gën a jafe ci rajo bi parce que parfois comme ni ko Pape waxee da ngeen di nekk ci ay mbir ñi invité leen fii nit ne leen il faut ngeen teew. bëgg nañ leen gis fii ngeen représenté nga nar a nekk ci sarax wala nga nar a nekk ci gàmmu wala ci màggal yaa ngi ci téléphone rajo bi nar a jot invité yi ngeen di woo fi yooyu c'est pas un lourd fardeau. waaw loolu li nga wax noonu lu am importance loolu challenge la parce que des fois comme ni nga wax rek bon. nit ñi dañuy bëgg des fois invité la nga ñëw te bu ñu demee fenn bon dañuy am des fois problème mu son des fois da siy am dañuy bëgg jël affaire yi en direct mais du ñu nekk studio. donc nit doo mun contrôler aussi tamit kuy wax ak ku dul wax. te boo nekkee studio xam nga di nga ko mun contrôler. donc problème yooyu des fois lañuy jànkonteel daal. donc loolu benn kii la benn impédiment la quoi. bi nga xam ne vraiment ñu ngi koy jànkonteel des fois bu ñu génnee. jóge studio dem. waaw damay dajeeg ay nit ñi ne ma ndax da ngeen def école journalisme wala da ngeen def animation wala da ngeen am formation mais yéen
noo leen ci duggee xam ne ñànk affaire bi ba pare ngeen ànd ci ak pas-pas parce que da ngeen bëgg seen réew bëgg seen communauté ah. waaw loolu la xam nga nit ki dafay am na yu bëri yoo xam ne xëy na dañu naan da nga koy màggee. muy am pas-pas ci sa koñ. ci sa école nga màgg ak moom nga ñëw fi Amérique nga continuer parce que toujours c'est la communauté. nga am bëgg communauté bëgg mbir mi dox bëgg mbir mi rafet. mais jànguñu journaliste li ci ëpp xam naa de man li ma gis ne moo ñu ci génne mooy yar. parce que boo yaroo di nga am lu ne donc yar gi ñu àndal. mën ci wax mooy tax ñu mën a wax ak communauté xam fu ñu war a yem ak ni ñu war a waxee pour dégg-dégg bi neex. xam nga toog naan déglu leen ma ñu ngi lay dégloo ko gën. parce que taxaw ñëpp naan la waaye waxal ñu ngi lay déglu boobu moo dàq mais taxaw naa déglu leen ma gars yi di wax rek. coow li day bëri. donc suñu demee ba nit ñi gis loolu ci ñun kon suñu taxawee dañ naan ok yéen a war a wax leen ñu ngi leen di déglu. donc te et puis bon am na challenge bu bëri yaa ngi koy wax mooy. il faut que nga indi programme. il faut nga dem seet li nga xam ne moom moo yelloo communauté bi li nga xam ne moo bees. nga jox ko communauté programme bi mu war a ñëw nga indil ko communauté bi. ak ki nga xam ne moom nga koy indil mu doon loo xam ne njëriñ la daal xam nga ci côté bu bëri ci côté éducation ci côté religion ci côté sport loo xam ne daal amal na nit ki njëriñ. te loolu du lu yomb. dem seet loo xam ne am na ñeneen nga indi ko mais sinon kon da ngay loolu romb rek nga teg ko fa at the end day soof daal. donc challenge la pour nga am li nga xam ne moo yelloo communauté bi. mbokki communication comme ni ko Pape Tidjé communication moo yor sëy moo yor àndandoo moo yor xarit moo yor lu ne donc mu nekk lu am solo ñoom ñi ne fi nekk ay doomu Sénégal jël seen bopp rek jagleel ko communauté bi fu ñu leen woo ñu ngi fa kii nag di Modou Ndiaye yow affaire yi di métti ba muy métti dafa mel ni dafa am ku nekk ci line bi ñu ngi may wax ni am na ku nekk ci line bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. kii de suñu yaay la soxna Maria yaay Maria. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax. na nga def waay. ñoom ñu ngi nii waaw maa ngi nii ak Mody ak Pape. yaay woote direct jamono yi. waaw yaa ñu doon fekk rek ñi doon nekk ci waxtaan bi doon waxee importance su communication yow mi nga xam ne Mariane yow ay at jiite nga li nga xam ne mooy communauté bi nekk fi présidente yaa ngi yor li nga xam ne mooy rajo ak communication tey nga ànd ci ak ñun duñu tette ci loolu ñu doon wax ci njariñ bu mu am ci ci communauté bi nooy tontoo foofu. dëgg la. dëgg la. dëgg la. dëgg la. Sénégal. dëgg la. dëgg la. Absolument, absolument. moo ànd waaw wax nga dëgg
dëgg la ah. donc nag ma bàyyi Mody wala Pape. waaw waaw Ndiaboy. léegi jërëjëf Mariane jërëjëf kon xam naa ni c'est la parole d'une experte. waaw ah c'est les paroles en Mody. waaw dégg ngeen li Mariane wax. moom taa Mariane moom defe naa moom mooy suñu référence la. et puis pionnière la donc yàgg na fi si communauté bi. man ma ñëw fekk ko mu koy def. mais dama bëgg a delluwaat rek tuuti si l'importance de la communication. en fait sax man damay wax ñun li ñuy def. parce que rajo bi man je pense que ne dama koy teg si ñetti concept quoi. concept bu njëkk bi mooy interaction bi. entre l'émetteur mooy rajo bi. ak le récepteur. mooy en fait ñi ñu déglu. c'est benn interaction bi nga xam ne c'est permanent. et puis c'est important beneen bi mooy si teg mooy que ni ñun li ñuy def mooy dañuy démocratiser en fait laa ko mën a woowee. la communication. et permettre que nit yi am accès. ci information. très facilement. waaw bon beneen bi ma bëggoon wax mooy jéem a et puis ça me tient au cœur defe naa Malick bi mu fi nekkee loolu daan nañ ko wax quoi. c'est valoriser par exemple pour promouvoir les langues locales par exemple. xam nga. waaw ensuite tamit sur le plan éditorial bi nga xam ne defe naa Pape wax na ko léegi programme bi. bon ñun. bu ñu ñëwee suñu programme amuñu benn kenn ki nga xam ne moom moo ñu wax def leen lii ou bien def leen daal on est indépendant. xam nga on est indépendant donc des gouvernements xam nga on est indépendant des entreprises commerciales. on est indépendant des entreprises privées et religieuses comprendre. donc loolu jox nañu indépendance bi nga xam ne loolu mooy tax nañu mën a traiter en fait li nga xam ne moom la ñu bëgg information bu ñu bëgg a joxe. et puis mu nekk benn information bu équilibrée je pense que c'est important quoi. il fallait que ma laal foofu tuuti. effectivement te dafa am genèse parce que après rajo bi moo njëkkoon mu nekk rajo SADMV mooy Senegalese Association of the DMV rajo bi ëmb loolu yëpp. ñu dem ba ci biir mu commencé dépasser ti nit ñi dañuy woo bàyyi Allemagne ay France ak yooyu donc mu dem ba large donc xam naa léegi dañuy jëm rek ci li nga xam ne moom mooy gannaaw bu ñu waxee communication léegi action mooy des parce que communication day ànd ak action léegi communication yooyu maanaam moom la ñu jël ne ñii de ñooy xew la ñii de ñooy def nii léegi ci biir action yooyu am na ay événements yu fi jot a xew ci moo xam ci diine gi moo xam ci socio-culturel fan lañ koy dooree. dañ koy dooree par exemple wala ma bàyyi Pape mu def. waaw mun nañ ko dooree ci li nga xam ne moom la ñuy yëngatu. ci religion bi. ñu delluwaat tuuti ginnaaw rek nuyu Modibo. waaw am na kii woote asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam kooku imam. waaw maa ngi ziar. mboobu ñu ngi dolli ziar bu baax a baax. naka mbokk yi Badara Diouf. sant rek alhamdulilah tey c'est la famille de la rajo quoi. macha allah macha allah. waaw baax na imam yaa ngi fekk juste ñuy aborder ces segments boobu mun nga ci wax ñu ngi doon wax ci Pape aca bismillah. waaw imam ñu ngi lay ziar. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah da nga tombé sax juste fi ñuy dooree di wax ci nga xam ne programme yi nga xam ne moom la ñuy yëngatu maanaam affaire religion bi surtout yàlla moom xam nu muy dogalee. dañuy wax ne kuy time te yàlla time la moom xamuloo ci loo ne. parce que ni nga duggee nii sax dafa fekk juste ñu yëkkati foofu mooy maanaam activité religieuse yi nga xam ne ñu ngi ciy nekk moo xam daayira yi xadara yi ak daayira yi guddi ajjuma yi ak ajjuma yi ñuy def ci dëkk bi foofu lañ toll woon xanaa ñu bàyyi la rek nga wax ci tuuti nit ñi nga xam ne jour yooyu dañuy bàyyi seen soxla moo xam yaa ngi jëm ci Xaadim Rasuul guddi ajjuma seen daayira donc di si nuyu bu baax sëñ Mamour Mbacke di ko si ziar wax dëgg yàlla ci taxawaayam ci communauté bi wala ci ajjuma yi moo xam ne xadara nga dem Hanifia wala nga dem ci xadara sëñ Ahmed si bu maam Habib si bu maam Hadj Malick di ko ci nuyu moom tamit di ko si ziar wax dëgg yàlla di suñu kilifa
di ko marsalu coono tamit ci ni mu nekkee fi mu nekk ni mi ngi ci ay tournée wu gàmmu di ko def ci état yëpp donc foofu lañ toll woon di wax di bëgg a dem ci programme boobu nga egsi donc ñu bàyyi la nga dem ci côté boobu. waaw suñu Pape maa ngi ziar di ziar benn moo gis. sama nattangoo yi sama mbay si Sokko. dama leen faal ak sama frère sunu doomu lay. Souleymane Diop. nga xam ne vraiment ñu taxaw. imaam mun nga yëkkati ci kàddu gi tuuti rek incha allah ñu gën la mën a dégg. waaw muy ñooñu di ziar. di am dégg ci kër jotaay di wax ci. di vraiment di rafetlu seen taxawaay ci moo tax tasaare xalaat ni jàng ni ak xamle. ak ci ñi nga xam ne dañu perdre seen cosaan. duñ perdre seen diine duñ perdre seen bopp. yii li ñu wax li nga xam ne intéressé mooy religion bi ngeen laaj yi nga xam ne ni dafa nekk loo xam yëpp la liggéey. ne xam ne nit mënoo jëm te amul diine. dëgg la. le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le spiritual and the temporal life, they are together. Képp loo wax yu bari na ni. dafa nekk ci diine loo am na kàttan. bu nekk ci diine fu mu jëm lu mu am dara man moom xam-xam. lépp mën na daal suuf si benn seconde kon diine mooy tax ba daal ci jiit. macha allah. wax dëgg ci kii bi ñu nekk nag. lu ñu leen di yëngatu te yëpp yàlla si yàlla dëgg. suñu waxee suñu mbokk yi nga xam ne nii comme ni ko waxee moo tax saxaat yi mën a suul. wax nga il faut que dans suñu mu ndey. waaye ñu ne xale nañu ko am yëpp. ak pare bi benn bi ñaar. ak xale bi ma nekk sax yëpp lañ mel. dëgg la. ba ma dem ñu ña ngi yëgul seen diini day ñaan yàlla yàlla na mu ñëpp. amiin amiin d'ailleurs imam xam naa ni yow samedi souvent lu ci bëri da ngay jàpp ndax yaa ngi ci daara gi ci fi ngay jàngale xale yi ay yooyu. waaw léegi amoon na benn programme boo xam ne yaa ngi ko doon waajal mën nga ci ñu wax tuuti. waaw xam nga seen benn bi dafa bëgg ñëpp jàng. ñu ngi teel ñëpp ñu jàng. te xam sa diine. te ku xam sa bopp xam sa diine xam sa bopp. te ku xam loolu daal di wér. dëgg la. ku xam sa diine daa xam sa bopp soo xamee boobu daa xam sa borom. absolument. donc daa xam sa rôle dans la communauté. daa xam sa rôle dans la famille. daa xam sa rôle dans la société daa xam sa rôle dans ton pays moo tax ñu xam sa diine rek. nga xam sa diine. dëgg la. à cet effet ñu ngi bëgg initier programme boo xam ne ñu jàngal góor ñi. man ñi nga xam ne dañu nekk ay adulte bëgg jàng seen diine. jàng alxuraan d'abord. chaque samedi de 5 heures ba 6 heures et demie. di bëgg am programme am que dañ nekk si éducation sociale bi jàngal mag ñi kese mag ñu góor ñi la. mooy si Sixteen bi. waa Sixteen. West Ethical Society. West Ethical Society. dëgg la. 776 North West Washington DC. 20012. ñu pour góor ñi rek la mag. dëgg la à partir de quand. à partir de la deuxième semaine du mois de septembre. deuxième semaine mois septembre waaw. incha allah. de 5 heures à 6h15, 6h30. ok 5 p.m. to 6:30 p.m. samedi moom. samedi ah. xale yi pare xam na. samedi la ah. samedi chaque samedi incha allah. incha allah. incha allah. boobu góor ñi rek la quoi. waaw. incha allah. dëgg la. incha allah. incha allah jërëjëf imam kon. ñu ngi lay déglu. Trois cent un. 257. 41 61. waaw wala nga wax sax ci sa ñoom. Aha. Au 202. Aha. 44
ok. donc daal mën wala cause moo ci ñun ñi nekk daal mën incha allah rabbi jërëjëf imam kon ñu ngi lay jaajëfe bu baax a baax di la gërëm ci woote bi jërëjëf kon mbokk yi waaw ñoo ko déggandoo gis nga imam ci cadre boobu mu doon wax. nee na il n'est jamais trop tard pour apprendre. mag ñi nga xam ne ay adultes lañu. bëgg a jàng bëgg a delluwaat ci diine am na ñoo xam jàng nañ sax mais yàgg boo xam ne yu bëri la waaw voilà mu ngoog xam nga donc samedi de 17h à 18h30 donc tous les samedis pour les adultes quoi kon Pape ñi baal rek nga kii ci foofu. waaw xam nga comme ni nga koy waxee toujours ci rajo bi imaam toujours égal à lui-même. soo ko xoolee mi ngi nekk fi mu nekk ni heure bi nii mi ngi nekk ci daara ji mi ngi jàngale. donc mi ngi jàngal xale yi. soo ci kaw loolu mi ngi indi programme bu mu ciy teg. pour jàngal mag ñi. soo mi ngi lay jox option yëpp. pour que nga mën a indi sa doom dem dox sa ay soxla. dellu si balaa nga koy récupérer ko xale yi am na foofu espace. aire de jeu bu ñuy nekk di basket ak yooyu. nga mën ko bàyyi foofu benn 1 hour ak ay moromam ñu gën a social. den yow nga dugg jàng. gis nga donc mi ngi noonu yaa ngi koy wax léegi il n'est jamais trop tard imam bind ma. damay inscrire ma dolli tuuti parce que loolu dëgg la parce que donc ci lañu juddu ci lañu yar ci lañu màgg donc il faut que ñu matal ko il faut que ñu matal ko c'est extraordinaire loolu moo fi nekk donc communauté bi noonu la bindoo yaatal na ko ku si nekk am nga fooy dem ma xam comme maa ngi koy wax léegi jeudi guddi àjjuma na dem Xaadimu Rasuul fekk sëñ Mamour wax dëgg yàlla ak sunu mbokk murit yëpp ñu daje foofu def seen guddi àjjuma macha allah. ñoom fan la ñuy. lépp mi ngi xew ci même place bi mi ngi xew ci même place bi muy si 16th Street bi. comme ni ko Washington Ethical Society. foofu la ñëpp di xew lépp di xewee. li ci ëpp. donc jeudi kuréelu murit waaw ñoom ñoo fa nekk guddi àjjuma ñoo fay daje. ñoo fay daje yaay Fall Marie-Louise ndeysaan di fa yëngu-yëngu yu am solo ñi ko ci gërëm ak ñoom aji ñoom ñëpp di gërëm ñoom Adama Fall bëgg ceeb ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm wax dëgg yàlla waaw foog ma tooñ ko nekk fii donc Adama Fall ñu ngi taxaw sëñ Mamoon bu baax ñoom Maas ak ñoom ñëpp ba si Xalilu Pëlee mooy jiwriñ bi donc ñoom ñëpp ñu ngi foofu di taxaw sëñ Mamoon taxaw ko jàppale ko ci liggéey bi macha allah te ñu ngi ciy def liggéey bu am solo soo xoolee seen programme yi fi jàll vraiment récemment Bamba Day bi sëñ Mamour ñëwoon fii Bamba Day bi la woon waaw Bamba Day bi le 26 juillet mooy événement bi bu mag bi màggal bi mi ngi ñëw incha allah c'est au mois de novembre donc Bamba Day moo nekk événement bu mag bi fii jàlloon sëñ Mamour Mbàkke bu sëñ Moutala ndeysaan moo fi ñëwoon donc at bu jot mu fi ñëw loo xam ne maire bi daf ko may mu doore woon New York dem ba law ba léegi état yu bëri di ko célébrer muy seen Bamba Day loolu lu mu rafet marche bu rafet bu mag bu ñu def ci New York aussi gannaaw loolu sunu kilifa Mamor amoon na fi bësam bi borom saam le 16 la woon waaw le 16 ndeysaan mu am ci succès bu rëy te loolu soo ko gisee c'est parce que taxawaay bi mu am ci communauté nu mu tudd bés bi borom saam bés bi ma dégg borom saam màggalu borom saam bu sëñ Mamor Mbàkke bu ñu nekk fii ci Washington DC ma wax ko ba mu leer ndax succès bi muy am ci bés bi moom moo toll noonu waaw ñu ngi koy ziar bu baax moo oyof lool macha allah mais moo tax su wootee nit ñi dañuy ñëw parce que du tànkam lu kenn soo ko woo mu wuyu la macha allah taxaw fa te ay kàddu yu rafet la fay yëkkati parce que fu mu taxaw dina wax ne moom ak sëñ Ahmed ay doomu ndey lañ ñoo bokk diine gi ñoom ñaar ñëpp maam borom Touba Hadj Malick seen maam la donc bu kenn ki taxawal na keneen ki loolu ay kàddu sëñ Mamour la ay kàddu sëñ Ahmed la donc loolu mooy jeudi bi mooy fondation Xaadimu Rasuul ñu dem ci àjjuma ji bu ñu demee àjjuma am na imaam bi génn fii léegi Hanifia moom taxawaloon na fii julli àjjuma ñu koy def foofu ci civic center bi julli downtown civic center ñu fay def julli àjjuma bi muy xam àjjuma bu jot fa la ñuy jullee àjjuma donc bu weesoo loolu dañ fay def xadara
maanaam def xayrala ak wasifa mooy waxtu tàkkusaan timis beeg yooyu dañ programme bu ñu tëral bu fa nekk donc mu am mbooloo bu fay daje ñuy def loolu muy ci li nga xam ne moo jëm ci yoonu tarixa Tijaan te ci même àjjuma boobu tamit mu gën a xaw a guddee tuuti pour côté Serigne Ahmed Sy bu maam Habib Sy bu maam Haj Malick moom mu yor fondation ITFA Islamic Tijaniya Foundation waaw dellu nekk njiit mi foofu mu suñu kilifa ñi koy ziar bu baax maa ngi koy wax léegi di ko nuyu di ko masalu coono parce que li muy def mi ngi yëngatu ci États-Unis yëpp New York ba Chicago ba Washington ba Columbus tey nii mu ngi Dayton Ohio foofu la war a gàmmu foofu la war a toogee gàmmu te ñooñu ñëpp ñu bokk ci kuréelu ITFA donc waa ITFA ñu ngi daje foofu ci 16th Street bi même place bi fi nga xam ne Xaadim Rasul fa lay nekk fa la imam di jàngale tam fa la ñuy ñëw àjjuma bu ko defee ñoom mu xaw a gën a guddi tuuti parce que communauté bi moo tëdd noonu tamit dafa am ñoo xam ne dañuy liggéey donc il faut que ñu xaar leen ba ñu dellu si donc ñu mën a daje def dina am ñu teel a ñëw def xayralaa bi mais ñi ci ëpp mbooloo mu ci ëpp mu engagé aussi Gambien yu bëri xam nga toujours dañuy wax Gambien yi dañuy wax toujours ne sëñ Ahmed ñoom ñoo ko moom te ñun tamit ñu nangu ko bàyyi leen ko parce que papa sëñ Ahmed maam Habib Gambie la nekkoon foofu la gënoon basé donc ñu bàyyi leen ñoom programme boobu ñu nekk fa ñoom ñu gën ko féetewoo sëñ Ahmed mais ñëpp a fay daje sénégalais Gambien yi nekk fa def tamit même programme xayrala wasifa and then def jàng alxuraan ak yooyu loolu mooy programme bi nga xam ne mooy am àjjuma bu ñu jógee ci loolu après coalition loolu mooy ajjuma bi and then si samedi bi toujours mooy ñëw samedi bi toujours si la imam bi nga wax léegi dajale xale yi moom laa la wax léegi pour bañ a répéter dajale xale yi jàngaleen alxuraan léegi nee na mag ñi ci lañ bokk ci ngoon si and then dimanche bi catholique yi aussi dañuy daje par dimanche si seen église bi nekk fa di jàngu bi di fa def ñaan daje seen daje bopp donc mu wane ne communauté bi luy commencé week-end bi jëm jeudi jëm ba dimanche ñu ngi busy ci seen ay programme religieux activité religieuse yi wax dëgg ko tamit ci yàlla gi waaw loolu balaa leneen di ñëw loolu moom gis nañ ko waaw coalition bu ñoom sëñ Mansour tamit waaw sëñ Mansour ñoom tamit dañuy di daje di def di wasifa tamit dañuy wasifa dañuy daje di def ay programme communauté Niassène bi aussi dañuy wasifa ñoom dañuy daje di def wasifa taaleen yi aussi ak Umar Foutiyou Tall tamit dañuy daje di def di wasifa noonu la Sénégal noonu la bindoon li mu sampoo Sénégal noonu la sampoo fii noonu la sampoo fii te ñu ngi koy def ci coordination absolument ak ku nekk ak sa bés ak sa temps calendrier bi am si comme ni nga koy wax la communication ñëwaat ci biir loolu waaw di ci ziar tamit dëkkandoo jàmm si gën bu suñu yaay ji Soda Mariam wax nga dëgg waaw ñoom ñu ngi si jigéen ñi lañu dajale ñoom ñooy jàng wallaay mu mel ni loolu yëpp mooy ci côté diine gi ñi dellu si côté diine gi léegi am na li nga xam ne mooy c'est des associations traditionnelles nga xam ne ñu ngi leen di les associations socio-culturelles sëñ Ndiaye ñu bàyyi sëñ nga def ni Pape def rek waaw association comme ni nga wax socio-culturelle donc damay commencer sax ci sport bi da ngay gis ne ñu ngi regroupé wu am na fi les vétérans yi nga xam ne regroupé nañu dañu football chaque vendredi booy élite bi tamit ñoom tamit même chose dañu football chaque dimanche mais lu si gën a am solo mooy que ne si association yi nga gis ni amul catholique bi amul murit bi amul tijaan bi ñëpp bokk loolu moo nekk charme affaire bi daal il y a pas de division donc loolu moo si nekk charme bi donc loolu am na waaw c'est nous dans nous donc képp ku di sénégalais daal on se regroupe ñu ngi xam nga ñëw tàngal suñu yaram et puis bonne santé sax laa ci gis parce que tu vas dem si médecin bi mu ne la il faut nga def sport donc dañuy regroupé wu wax et puis suñu doom yi tamit suñu doom yi ñëw foofu xam nga xamante saafante di làkkante wolof tout ça xam nga c'est important des fois comme am na benn activité bu ñu fi mujjee def nii mooy Sénégal Day bi on a fait un événement vraiment nga xam ne ça a bien réussi. Sénégal Day New Look. waaw New Look donc on a commencé par le samedi def benn barbecue bu rëy. mu am ay doomu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi jóge ci ay New York. plus de 200 personnes. waaw bëri nañ fa donc c'est vraiment ça s'est bien passé et puis c'était une réussite totale.
xam nga mais lu moo si gënoon neex aussi que ne ku nekk dafa làmb sa poche. xam nga joxe. parce que xëy na que ne moyens yi nekkuñu fa woon. solidarité bi nga xam ne moom la ñëpp def ku nekk làmb sa poche. kii ñëw indi lii kii indi lële kii indi lële ba lépp mat. ñëpp kontaan ñëpp ñibbi ba léegi ñu ngi koy wax. le lendemain ñu def fi benn festival bi nga xam ni que ne vraiment c'était une festival grandiose bi nga xam ne mosuñu ko fi def. c'était une première dans ce genre. c'est une première. def ko si biir downtown Silver Spring teg suñu drapeau teg. jour boobu ñu jaay Sénégal. Vraiment on a vendu le Sénégal ce jour-là. génne cosaan génne cosaan xam nga kankurang bi. très bien kankurang bi fecc bi. musique xam nga musique bi. am na ay xale sax yi nga xam ne suñu ay doom lañu fi mu nekk nii ñi nga xam ne fi lañ juddoo ñoom ñu ngi kankurang bi ba léegi ñu ma koy laaj. ne waa ji lan la soloon lii mooy lan mu mujjee dem si Facebook bi amiin si YouTube di def affaire kankurang di leen won. donc c'est important xale yi xam loolu daal. waaw te surtout génération bi nga xam ne ñoom mooy deuxième génération bi nga xam ne ñoom fi lañ juddoo. suñu deful ndànk rek xam nga dinañu perdre suñu yenn valeurs suñu yenn culture. donc c'est à nous ñun ñi ñëw rek ñëw taxaw temm xam nga ñun bu ñu fi ñëw sax ñun làkk nañu wolof ak affaire demee noonu ñun am nañu affaire ba léegi mais ñoom amuñu ko. donc xam nga c'est important quoi si kii yu mel noonu ñu koy def daal. waaw. avant boobu amoon na fi journée internationale de la femme. nga xam ne. Casamance l'association des ressortissants Casamance ñoo boobu doon honorer femmes yi nga xam ne ñoo gën a fës ci liggéey bi. effectivement donc di xool femmes yi nga xam ne vraiment ñoom ñoo fi ràññeeku ci seen jàmbaarte ci seen liggéey xam nga ñu ñëw ñu honorer leen jox leen ay certificat. donc je pense que c'est bon te gis nga loo gis bu fekkee ne amul jigéen. jigéen ñi joxoo leen seen cër parce que jigéen ñi ñooy doxloo affaire jigéen ñi ñoom vraiment bu ñu fa nekkul dara du dox. waaw donc je fais un coucou à toutes les femmes. xam nga ne wax nañ leen jàmbaar ngeen gis naa ko ci Sénégal day bi nii. ñoom it nu mu tuddati Fatim Diop. xam nga ñoom it Debbo passage xam nga vraiment. job well done xam nga kontaan nañu ci yéen trop vraiment. xam nga donc. kon comme ni ko Mody waxee Mody gain suñu jigéen la ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar. ñu leen di ziar jërë ngeen jëf. et bu ko defee tamit ci biir loolu wax leen ñu yan événement la communauté bi di dégmal lan mooy ñëw what's next. waaw fi nga xam ne fi mu toll nii parce que ñu ngi ñu ngi dem ci mois de septembre bi. incha allah dinañu def tabaski bi. incha allah ñu ngi préparer tabaski bi. xaw ma ndax Mody jënd nga xar yow. jëndale naa xar. sama xar so tabaski bi. mbote wala kuy am na béjjën. en tout cas jëndale naa xar daal. sama xar mais fi mu temps yi moom WhatsApp yi ñu ngi blow up man. gars yi ñu ngi call rek call pour affaire aussi donc. mais balaa ñu dugg foofu Pape dafa am lu ma bëggoon ñu waxtaanee loo xam ne mosu fi xew c'était la première fois. ñu ngi koy boole rek ci activités yi balaa ñuy ñëw ci li nga xam ne moo ñëw. muy am na fi loo xam ne dafa bax woon fii ci communauté bi maanaam muy législative yi mais mun ngeen ñu wax tuuti ci loolu. xawoon na xumb de. mais man loolu dama koy rafetlu bu baax. parce que vraiment benn affaire bi nga xam ne mosu fi am. ñun on l'a fait mais ça a vraiment réussi parce que. ñëpp rafetlu nañ ko en fait. et puis lu ma ci gën a kontaan mooy que ne les candidats ñëw nañu. xam nga vraiment ku ci nekk jox nañ la chance nga élaborer sa programme mais avec le respect. xam nga man loolu mu ci gën a neex amul xuloo amul xeex xam nga amul ŋàññi kenn. xam nga ça c'est vraiment bien passé. xam nga vraiment maa ngi koy rafetlu bu baax te du man rek mais ñu bëri woon nañ ma feedback yi vraiment bëri na. donc xam naa ne affaire boobu moom dafa nekk benn affaire bi nga xam ne dañ koy continuer di ko defaat. et puis di aussi féliciter ki nga xam ne vraiment moo ko jël. tuddati c'est Diallo defe naa Diallo. kii waaw Babacar Diallo waaw. Abou Diallo moom mooy suñu député léegi mooy suñu député léegi bon di ko. mais léegi kenn du ko woowee Abou Diallo monsieur le député. honorable député Abou Diallo ñu ngi lay nuyu au passage. waaw félicitations et puis comme ni ko Mody waxee quoi tu es notre représentant à l'hémicycle xam nga li fi nekk donc on fera toujours appel à toi si besoin se fait ressentir et puis voilà si lu ñu la mën a jàppale rek on est là. mais ci côté affaire boobu affaire député bi. xam nga day dafa benn programme bu bees la woon ci ñun. et personnellement damay wax chapeau à équipe rajo bi. parce que lu tax mooy. on a su gérer la situation. parce que gan la woon ci ñun xamuñu woon naka lay demee and all these things donc on a profité ci occasion bi ba mën a informer nit ñi pour commencer. informer nit ñi ci situation bi on a pu
retrouver que ne amoon nañu au moins 23 candidats aux États-Unis donc loolu def nañ ko essayer retrouver nañ ci ñu bëri plus de la moitié ay interview pour que ñoom ñu mën a ñëw ci rajo bi wax ak askan bi lan kan la ñuy représenter la mooy seen programme on a pu aussi faire un débat loolu moom deux ñaari débat premier ak deuxième loolu moom yombul woon mais ça a été extraordinaire débat politique moom vraiment ñu ñëw candidats yi ñëw toog ak yar waxtaan ñu débat entre ñoom amul vraiment chapeau pour rajo bi ni ñu handler programme député yi ba affaire bi jaar yoon ba si ambassade bi pour dire jour élection yi ça s'est très bien passé alhamdulilah dem nañu foofu ubbi nañu bureau yi à temps 8 heures bureau yi ubbeeku nañu tout était en place gars yi ñëw nañu voté ci jàmm ñi nga xam ne bon yaayu de rëq-rëq comme on dit mais amul coow gars yi voté nañu normalement ñi waroon voté voilà exactement ñi waroon voté nañu civilisé chapeau à son excellence Babacar Diagne ambassadeur vraiment côté boobu à l'ambassade tout s'est bien passé bon fii lañ dëkk li fi xew nañu mën a wax nekkuñu feneen donc loolu rafetoon na débat yi rafetoon na député yëpp ñi invité woon candidat yëpp jaar nañ fii sudul ci débat bi ci rajo bi tout a été bien fait. mais xumboon na de. waaw xumboon na 47 xumboon na trop. 47 kii dafa mel ni genre alter yooyu. non mais nag mais tour bi nga ko joxoon ça a été excellent. Salsalato. Salsalato. na bal la woon rek ay sànni ko. suñu rubrique Salsalato gars yi jaar nañ ko wax dëgg yàlla ñu leen di féliciter au passage. it was fun. ñoom it was fun et puis gars yi namm nañ ko affaire bi après da ngay triste lendemain nga ne gars yi dootuñu waxat yooyu. si kii rek li nga doon expliquer li nga doon question bi nga laajte ne yan événement yuy ñëw di si delluwaat rek am na tamit benn événement bi nga xam ne ñu ngi koy pare mooy New Year's Eve bi waaw de boo xoolee ci 30 décembre boo xoolee que defoon nañ ko association des catholiques association Team Sénégal SDMV ak Casamance association Casamance mais bi yoon nag Gambien dañ si bëgg bokk waaw dañ si bëgg bokk fi mu nekk nii ñu ngi réunion xool naka lañ koy doxalee mais je pense que c'est une bonne initiative xam nga rassembler ñëpp boole ñëpp donc dañ koy rafetlu bu baax mais aussi benn bëgg naa delluwaat si suñu événement boobu ñu defoon mooy Sénégal Day bi festival bi mais festival bi du liggéeyu benn nit festival bi nu mu demee donc il est important de dire que ne festival bi donc du liggéeyu benn nit comme ni nga ko waxee. festival bi initiation bi moo doon SADMB Team Sénégal ñoom ñoo ko def. association moo ko def. donc du benn nit moo ko def donc. et puis di rafetlu ku si nekk sa liggéey. donc metti woon na parce que affaire yi boo koy def aussi dafa laaj sacrifice. chaque mercredi yéen doy ma bàyyi ma fekk. ñu ngi si meeting yi ñu ngi ne di meeting ba ay des fois ba ay 11h. des fois da nga am meeting da nga am meeting 1h meeting dem ba ay 3h. donc et puis c'était normal il y avait des différences d'opinion xam nga yow li ngay xalaat ak li may xalaat bokkul tu vois xam nga mais ba tey rek on a su canaliser ça. xam nga ba yëpp jaar yoon quoi vraiment ñu ngi koy rafetlu bon man je dis chapeau à tout le monde. waaw vraiment. ok kon loolu mooy ñëw 30 décembre avant boobu am na. ay programme yes c'est vrai mois de octobre. am na tamit beneen affaire bi nga xam ne defaguñ ko mooy Solomon Island bi. mais gis naa ne xale yi nekk ci communauté bi yëpp ñu ngi koy laajte. ñu ngi koy laajte defaguñ ko. parce que boo seetluwee ñu ngi ko bëggoon def temps koor bi gis nga koor bi mu ñëwee. la plupart ci mois boobu lañ ko doon def quoi mais après léegi. loolu dafa xaw a kii yëpp quoi. mais ba tey c'est pas trop tard. actuellement ñu ngi jéem a xool ban date moo baax xëy na après tabaski bi. xëy na je sais pas mën nañu ko def ci octobre bi mais xool benn fête quoi bi nga xam ne du seddaay bi du ñëwagum quoi. ñu def ko mais je leur promets que ne incha allah moom xale yi ñu ma koy laaj. xam nga mais incha allah moom xam naa ni bëgg nañ ko daal fas yéene nañ ko def. ok mais benn ci pour terminer comme ni muy wax nii ci programme yi xam ne ñooy ñëw tabaski bi moo ciy topp. tabaski bi ñu ngi koy séntu ci 1er septembre incha allah côté boobu donc coalition bi ngay tudd sànq ñoom. sëñ Mansour Ndiaye ñoom dañuy faral di julli ak Gambien yi foofu ci Dino Drive bi tabaski bu jot. imam dafay dem rey. ci ferme boobu muy dem. donc loolu mooy programme tabaski bi. après war nañu am assemblée générale Team Sénégal
ñu ngi ko jàpp comme le 23 24 côté boobu. 24 septembre. incha loolu allah ci wax Sénégalais yi. waaw ngay nekk ñi nekk fii ci. waaw li ñu leen di wax mooy que ne d'abord il faut ñu comprendre ne pour nga voter il faut nga nekk membre il faut nga fay sa $100 pour nekk membre. mun nañ ko def ci bés bi. waaw mën nañu ko def ci bés bi. juste avant ñu commencer vote yi quoi. waaw l'essentiel ñu ngi si woo ñëpp. nañu ñëw. ñu ngi si woo ñëpp nañu ñëw xam nga wax lu ñu xalaat. xam nga c'est important. parce que des fois da ngay def benn affaire bu pare nit ñëw ne waa mais lii gisuma ko nii mais ñii ngay wax doon yëpp ñëw si assemblée générale bi. nga wax ko waaw. donc mais balaa ngaa wax def sa devoir. waaw exactement nañ def suñu devoir ñun ñëpp bu pare. xam nga c'est important. waaw ñu ngi si woo ñëpp daal le 24. di tërërëri rek maa def maa wax te yow nga andi di si devoir bu ñu vérifier dara new ci. c'est très important ñu signaler ko. Team Sénégal. moom la ñuy woowee SADM bi. mais tur bi gën a siiw mooy Team Sénégal. tous les Sénégalais. moo xam ban diine nga bokk moo xam ban culture nga bokk. Team Sénégal dafa regrouper tous les Sénégalais. mais bu ñu ko confondre pour wax ne soo nekkee président Team Sénégal yaay président association sénégalais yi non. demeewul noonu. Team Sénégal sénégalais yi la regroupé. moom mu regroupé wu association yi ni Casamance xam dañ ne Casamance est ressortissant. et sympathisant wala ñu ne Tidiane. wala ñu ne Mouride. exactement wala ñu ne Fouana wala catholique. nañu fi dafa ne sénégalais. na nga nekk sénégalais. loolu dañu bëgg mu leer. donc il n'est pas aussi dit que il est le président de toutes les associations sénégalaises. ce n'est pas toutes les associations regroupées moom moo def Team Sénégal non c'est tous les Sénégalais. jeex na tàkk. donc sénégalais bu nekk ci beneen association da nga gis sa bopp ci Team Sénégal waaw c'est même mais ça n'a rien à voir ak sa association. loolu la ñu bëgg mu leer ci bopp nit ñi que ñu xam ne le 23 buñ wala le 24 ñuy ñëw participer. $100 bi dafay tax programme yi mën a dox. dëgg la $100 bi dafay tax nga mën a voter. mais dafay tax ñu mën a organiser Salomon Island bi nga wax yooyu yëpp ci lay génn. barbecue bi. parce que ñaari événement yi mujj yi. amul entrée d'argent amul recette. donc dañu jël ci caisse bi rek def ko ci. ci mooy cotisation yi ak dons yi. donc loolu dañ ciy pousser nit ñi bu bëri. and then loolu mooy ci septembre bi. ñu dugg octobre. mooy premier week-end octobre bi mooy jëm ci mu nga xam ne mooy tombé Columbus Day bi ci la association Casamance bi di def seen Casa Day. waaw journée culturelle bi. ñii di ko def ay at. waaw mu nekk réussite. di génne culture Casamance sud. ñu def kankuran bi nga ñuy laajtee xale yi. dinañ ko gisaat ak yeneen yi muy àndal. yeneen yi muy àndal ay bëgërëbu ñoom ñëpp ndeysaan. manjaaki ñëpp wane seen bopp. xam nañ soose yi di fàttali nag ñoom ñëpp Casamance ñu doog soose yi. mankaan yi wolof yi ñëpp melting pot. loolu mooy octobre. and then toujours soo demee toujours ci kaw rek ci booru le 21 octobre ci la Tijaan yi def seen convention bi. moom mooy convention bi ren ñu ngi koy def mois d'octobre. xaw ko décalé tuuti novembre parce que novembre ci la màggal bi. donc ci ñoom gis nga ni ñuy balancer calendrier ba communauté bi du na am problème mu déplacement. te li nga xam naa temps bi daf ñu tànc mais am na loo xam ne mënuñu koy bañ a wax dafa am lu am solo. maanaam ñi nekk ci kaw. moo xam Abdoulaye Pelé Seck ñu ngi koy nuyu au passage. moo xam Pape Abdou Diagne moo xam Mody Ndiaye moo xam Marie-Louise moo xam Alphonse Bassène moo xam Wan kii Wan. kii Waly Wan bu les Sénégalais de la Banque mondiale. d'ailleurs Sénégalais de la Banque mondiale et FMI ñoom defe naa septembre la ñuy am seen événement. bi ñuy def chaque année. ñu ngi ciy woo Sénégalais yëpp nañ dem teewal leen participer jàpp ci quoi. mooy ñi nga xam ne ñoom imam xam ñooñu ñëpp nga xam ne ñoom ñoo ŋànk kuréel yooyu. dañuy waxtaan seen biir. parce que dafa mel ni Pape bu amee Tijaan bi ñu amee da day woo ne bés bii bu kenn laal moo di ne bés bii lu fi teg moom sax dañ koy teg mu bañ a am chevauchement entre événement yi mu nekk lu am solo. loolu tamit day wone importance communication ci biir communauté bi. mais balaa ñuy dem foofu lu ñu doon laaj. sànq ba tey ñu ngi waxtaan mais sama gars yi tey dama leen gis ngeen génn fu garaaw maa ngi gis Pape yaa ngi dóor mais yéen ku leen soxla. Mass Closet daal haute couture moo fa ñaas. kan mooy Mass Closet. Mass Closet nag nekk na benn sénégalais bi nga xam ni doomu Sénégal la yàgg na ci dëkk bi. mu am business am. donc je pense que ñëpp xam nañ ko.
mu ngi ay costume yu rafet. xam nga costume yi boo ko xoolee xam ne c'est costume xoolal sa bi nga sol. ah kon moom ma dagal bii tamit. moo la dagal boobu yow tamit costume yi ay costume européen lañ donc vraiment mu ngi fi daal mu ngi jaay yu rafet daal mu ngi def yu rafet soxlawul ngay dem ba dëkk ba def loolu. jox leen cravate jox leen chemise jox leen. mais Mass dinaa la seet. xam nga style. parce que ñun Amérique bu ñu ñëwee sama genre dañuy yàqu quoi parce que da ngay kii rek sa biir bi commencé génn mais da ngay dem mun defaral la sur mesure. ba mu fit ba nëbbal la affaire bi quoi du soxla génn sax pour nga defar da nga leen naxtal ba mu dem. mu ne cocc toog. am na style moom wax dëgg yàlla. am na carte woon ko gars yi Mass Closet. haute couture waaw mu ngi nekk je pense 301 728 8914. mooy numéro téléphone am mu ngi nekk si 816 Talbot Lane Highsville Maryland 20783. ku ko bëgg jot daal wool 301 728 8914. mais kon gars yi di préparer soirée kii bi. 31 décembre gala bi. sama gars yi nga xam ne ñoom Idi nga xam ne. gars yi dañuy costume yu baax yi. xam naa fa la ñu jaar. Maam Cheikh ak ñoom Issa Sadio ak yooyu. gars yi day bii de moom njëkk na. bu la si kenn ndax gars yi fa lu ñuy làqatu jaar foofu dinaan la maa ngi demoon naa fële Angleterre ak ay pare ak yooyu gars yi fa lu ñuy jaar. mais c'est la même chose c'est joli c'est am na style c'est très joli. kon Mass. jërëjëf. donc defe naa wax nañ lépp. di leen remercier. waaw même am na lu ma bëggoon indi tuuti. parce que gis nañu jàppale woon nañu ci sama xel la gis nañu jàppale woon nañu ci bi ñuy def débat bi. muy waa Fongaat. fii la ñu juddoo fii la juddoo à Washington. donc mu am ay doomu Washington yu bëri ci bokk. yaa ngi koy tudd léegi Pelé ci la bokk. ñu ci la bokk donc ñu ngi yëngatu boobu ba léegi il y a 2 ans bi ñu juddoo ñu ngi yëngatu ci programme développement. pour que ñu diaspora bi mën a dajale seen xaalis pour mën a ubbi banque de garantie mën a def ay projet Sénégal donc affaire bi mi ngi avancé. et que ci fin octobre bi incha allah dinañ dem Sénégal. daje ak président def atelier de travail incha allah donc loolu mi ngi avancé te ci diaspora bi la juddoo te fii à Washington la juddoo ci communauté bi la bokk. ñu koy wax ñëpp pour que ñu jàpp ci def ci seen xaalis pour que ñu mën a boole. investir Sénégal pour que nit ñu mën a am liggéey foofu affaire bi mën a dox mën a yëngu. incha allah da ngay lu am solo parce que Fongaat suñu partenaire naturel la de tout le temps. te ñu ngi suivre xam naa comme dañ nekk vacances ci rajo bi. bu ñu reprendre ñoom ñëpp dañ leen woowaat ñu gën a rafraîchir mémoire yi ak yooyu. di wax rek ñu ngi remercier tamit ki nga xam ne mooy Modibo Diagne. nga xam ne moom du dellu ginnaaw mukk quand il s'agit de la communauté. di remercier suñu technicien bi Souleymane Diop. Souleymane Diop ak Mbiru. nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lii yëpp bu ko gars yi consommé c'est parce que ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. RTV Africa ñoo nag nekk ci kaw médium de communication yëpp nag di def liggéey bu am solo. di leen di wax tamit RTV Africa. Depuis ba ñu commencé le début mu ngi grow ci kàttan yàlla. départ bi loo gis ci départ bi day xaw a métti. mais yàlla def na ni ba tey macha allah ci ñu ngi couvrir événement yu bëri. et puis di ci woo sénégalais yi nekk Sénégal ak yooyu yëpp ñu ci bëgg partenariat. dëgg la ñu image yi ak yooyu. donc maa ngi dégg sax keroog ki ñu suñu invité bi ñu mujjoon invité si rajo bi la mu tuddati. Mbagnick muy wax. ne xam na benn forum bi nga xam ne dem na fa te RTV dem na fa. effectivement donc loolu tamit lu jar a wax la. lu jar a wax RTV mi ngi grow bu baax. mi ngi dem si fi ténor yi di nekk mu ngi fa. absolument c'est vrai c'est le 4 novembre à Paris. 4 novembre à Paris incha allah et puis tamit di wax ni comme ni mu ko yàgg wax ñun duñ ci dara yàlla moo ñu fi teg. xëy na am na ñu ko dàq. mais yàlla ñun la def ñi ne fi. donc dañuy gërëm ñi nga xam ne mooy suñu téléspectateurs yi. di gërëm suñu mbokk auditeurs yi nga xam ne léeg-léeg da ngay dox si ñeneen waa tey yéen dëgg waaw xam donc ñooñu ñëpp la ñuy gërëm. parce que ñoo ñu may fit. ak suñu waajur yi. waaw suñu waajur yi parce que yar nañu. du pour saabu du football du pour dellu mais yar nañu ba ñu am yar goo xam ne mun nañ taxaw wax. moo xam ci rajo bi la moo xam ci mbooloo mi la wala moo xam ci télé bi la. jox nañu yar boo xam ne def nañ ko ci ñun ba mun naa ne wun nañu proud of ñun bu fekkee ne dañu taxaw ci mbedd mi di wax. donc jox nañu cër.
public bi. auditeurs yi ak téléspectateurs yi jox nañ leen tër ba loolu moo tax ñu fonk nu ba bu ñu dajeek ñoom comme ni nga wax nii di ñu laaj mais ana ngeen fu ngeen tollu koro bu fekkoon dañ leen tànqal tamit du ñu laaj kañ dañ leen doy na sax ñu ñëw heureusement donc loolu yëpp ñu ngi si sant yàlla bu baax sant suñuy waajur suñu papa yeeg suñu yaay yeeg suñu kilifa yeeg suñu jabar yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla macha allah. mënuñu fi mais xëy na ñoo sax gars yi waaw kon mbokk yi di gërëm rek ki nga xam moo fi war a ne Marie-Louise Sissoko waaw we miss you so much suñu jigéen nga suñu lépp nga vraiment yaa fi manqué tey ñu ngi lay ñaanal dellu si jàmm fekk ñu fi si jàmm Tata Mariane Fall ñu ngi lay ziar bu baax a baax conseil yi nga xam ne yàlla ñu koy jox di ñu dooleel di ñu taxaw du ñu conseil du ñu teg ci yoon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax Tata Elise Bron ak kan Tonton Mansour Moustapha Diop Chicago ñoom Fa ñoom Mado ñoom Maymuna ñoom Debbo ku lim fàtte dellu si waat waaw suñu famille bi la rajo DMV yi xoolal instant we miss you but we're gonna come back after the 27th right Inshallah. après le samedi bii di ñëw après le 27 ñu ngi ñëw kon mbokk yi lii lañ leen indiloon RTV Africa TV show li leen indiloon tey di gërëm sama waa ji Ndiaye gars yi ko Ndiaye la mer Lapa Diagne ci biir kër gi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen jox dig daje Ben Diédhiou Idrissa waaw Idrissa fan fàttalikul costume yi di leen di gërëm bu baax a baax di leen jox dig daje ci ay fan yi néew incha allah di fàttaliwaat suñu sponsor bi nga xam ne moo waral émission bi mi Mass Couture gars yi seeti leen Mass Closet waaw seeti leen ko moom moo ñu ñëwal fii moom moo ñu gàtte tey kon léegi ñu ngi leen di jox dig daje à la prochaine merci bon week-end à très bientôt ça s'est passé ici ça se passera ici avec d'autres thèmes et d'autres émissions merci beaucoup et portez-vous bien à bientôt